sëñ Modou Kandji bokk ci commission communication ak culture ci comité organisation Magal Touba waaw kay. tey lan la mën a jàpp ci Magal gi wàccaay yi doon def ba ci jërëjëf xanaa liñ ci mën a jàpp bëri na xam naa ci tënk rek njëriñ yi bëri na te am na solo ndax lu jiitu lii lépp am na ay jàngat ak ay waxtaan yu bëri yoo xam ne def nañ ko fi muy loo xam ne nii lu mën a jëriñ réew mi la mën a jëriñ àddina bi la ndax dañuy faral di tànn ay thèmes yoo xam ne bu ñu ko waxtaanee mën koo tasaare ci làkk yu bëri réew mi yëpp dañ ci mën a jëriñoo ndax ren am na ay thématiques yu bëri yuñ jël tasaare ko ci télévision yi tasaare ko ci barab yi waxukaay yi ngir nit ñi mën cee jëriñu laata ñu màggal si ndax loolu mooy waajtaay wi ci biir waajtaay wi it am na ay jëflante yu bëri yoo xam ne nii ndax ku ne xam na ne sëriñ bi muy liggéey mag ñi la àndaloon muy ñu ànd ak moom di liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la mu leen tàggat léegi nag at yi yëpp ñu dugal ci loo xam ne lu am solo la ndax mag ñi boole leen ci moom naka jëkk sax dañ cee bokk waaye at mu jot dañuy jël menn mag ci waa kër Serigne Touba yi nga xam ne ñoo ànd ak moom jëlit menn mbokk ci mbokk yi nga xam ne ñoo àndoon ak moo ànd sëñ bi te di ay mbokkam ñu jagleel leen ci seen i pénc ak ci seen i barab fañ ne ñu woo taalibe yi féete ak ñoom yëpp ñu dajaloo fa waxtaane sëriñ bi waxtaane benn tomb boo xam ne di dëppoo ak sëriñ bi la nga xam ne moom la féete woon ci moom ndax sëriñ bi li yéeme bokk na ci li yéeme ci moom mooy ku ne daf mel dafa am loo fànnoo loo xam ne bu ñu ko waxee rek xel day daj ci kilifa googa su ko defee ñu jël loola nag waxtaane ko ak foofa taalibe yi féete foofa ak mboolem taalibe yi murid yëpp sax fu ñu mën a ne si àddina bi mën cee jëriñu masalan bu ñu waxtaanee Serigne Touba ak liggéey dañuy dem ci kër sëñ boo xam ne day dëppoo ak loola ren ñu ngi dem ci kër sëñ soxna ci Pofdi ak Serigne Babacar Ndiaye Thiergane kër teg ñooñu ñu ràññi ko lu ñu woon ci sëriñ bi su ko defee loolu lépp lu am njëriñ la bu ko defee ñu dem ba ci biir nag ci biir màggal gi ba nga xam ne nii comme ni nga ko waxee ñëw nañ ci cëppaandaw gi ni ñu koy waxee fii ci barab bi nga xam ne fa la mbokki taalibe yi ak àddina bépp di daje pour jël fi discours boo xam ne danañ ko yóbbaloo ba déwén ndax daa mel ni loolu sax yàgg naa am ndax Serigne Fallou Mbacké mi nga xam ne moo ko indi Touba di le 11 janvier 1947 loolu yàgg na koo def ndax cérémonie officielle bu ma saan jot kilifa yi diine yi dañuy ñëw sëriñ si ñëw sëriñ ñi mbokkal Serigne Touba ak bitim réew ñëpp ñëw toog ñuy waxtaan boo xam ne ñëpp dañ ci yóbbuloo mooy lii nga gis tey muy cérémonie officielle nga xam ne tey ñi jógee Mauritanie ñu jógee Pakistan ñu jógee bitim réew fépp foo gis ci Amérique ci àddina bi ña nga fa jógee ngir dajaloo fi tey muy am solo loo xam ne loolu kese rek jaroon na def lii. délégation yu bëri loolu lan ngeen di def ba ni comprendre communication ak kàddu yi nga xam ne dañ ko fi yëkkati. jërëjëf waaw xam nga lu nekk dañ koy waajal ndax xam nga lu mel ni Magal Touba gi léegi dafa nekk loo xam ne nii international la xam nga léegi sax boo gisee mi ngi nekk patrimoine national kon lu ñu war a waajal la ci xam-xam ak ci jumtukaay yoo xam ne loolu nga wax dina mën a ne ndax at mu jot dañuy wut ay traducteur ndax loolu jamono laaj na ko léegi yoo xam ne nii ku bëgg a làkk arab ku bëgg koo xam ne déggoo arab rek nga dégg loola am na ñu waajal ñoo xam ne arab kese la ñuy wax ngir nga mën a dégg li ñuy wax ku bëgg a làkk english boobu tamit english bi koo ñëw moom lu ñu wax fii ci wolof dañ la ko teg ci english ba nga mën a dëgg-dëgg li nga xam ne moom la ñuy wax fii ci Touba nga mën koo yóbbalu képp koo xam ne it arab rek nga mën a làkk danañu am ñoo xam ne nii arab kese la ñuy làkk nga xam ne da ngay mën a am loo yóbbaloo ba mën koo jëriñoo nga xam ne ñëw nga ñëwoon Touba da nga fi mën a jëriñoo ndax njàngaleem Sëriñ Touba mi dafa yaatu goo xam ne nii fépp foo xamante ne nii maanaam dem na fa rek ñooñu danañ mën a yokkoo ci loola ndax njëriñ rek lañ ciy dégg ak li ñuy gis kon loolu la ñuy waajal ay cabine boo xam ne nii vraiment langue yëpp fay ne langue boo fi mën a wax rek dina am ñu ko tekki ba nga comprendre bu leer nañ boo xam ne dañ ko mën a yóbbuloo sëñ bi noonu lañ koy waajalee. ñu bàyyi la nga tàggatoo. jërëjëf waaw ñu tàggatoo di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te wér te it ñu yàgg koo fekke te ñu ñaan suñu borom lépp lu ñu fi def ci lu baax ci màggal gi ak yeneen màggal yi weesu ak yi ñëw yëpp muy njariñ loo xam ne dina këpp ci réew mi
te mu nekk réew moo xam ne tamit mu am jàmm ak dal ndax sëriñ bi loolu yàgg na koo ñaan te Sëriñ Tuubaa moom lépp lu mu ñaan rek moom ñëpp xam ne incha allah rabbi na mu ko bëggee dana amee kon ñu ngi ñaan suñu borom yàgg koo fekkee te yàgg koo teewee ci njëriñ ak njàmbu ci barke Cheikhul Khadim te ñaan yàlla suñu borom itam pèlerin yi nga xam ne ñoo fi ñëw bu ñu delluwaat si jàmm ñu delluwaat si jàmm borom oto yi ñuy daw ndànk te it ndax kon nga xam ne sëñ bi nawet lañ nekk ñu def ndànk ba nga xam ne delluwaat nañ si jàmm kon loolu daal la ñuy sàkku rek di ko ñaan ci tënk. waaw tubaarkàlla màggal gi yegg na ak jàmm noo ngi ci cérémonie officielle bi gis nga këri diine yi genn këru diine desul ndax sëriñ bi def ni ñëw leen santale ma yàlla lay sant màggal mooy kaay leen ñëpp ngeen ñëw santale ma yàlla ñëw nañu nag santale ko yàlla amul benn këru diine bu def am ñëpp ñëw nañu ànd bokk ndey ak baay ñëw ci kanam tuuti nag Cheikh Mouhamadoul Bachir dana ñëw gis nga kilifa yi sëñ Moussa Abdoulaye Karam moo toog ne ak sëñ Cheikh Aliou waaye ci kanam tuuti nag Cheikh Mouhamadoul Bachir bu yegsee rek ak ministre de l'intérieur daañu démarrer waxtaan wi waaye daal li am solo mooy l'islam bi tey yemb na daje nañu Touba ndax Serigne Touba dafa waxoon ni ku ngeen gis muy wax baatub laa ilaaha illallah bu leen ko noonu moo tax nag l'islam bépp bokk ndey bokk baay àndandoo tubaarkalla ñëw wuy si ko yal na yàlla dolli jàmm xéewal. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. من هذا الحفل الكبير الذي نشهده في ذكرى الشيخ أحمد بمبا رحمه الله تعالى أتيت من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من ولاية كاليفورنيا لأشارك إخواني المسلمين في هذا الملتقى العلمي الذي يتحدث به عن فضائل العالم الشيخ أحمد بمبا وما له من آثار علمية تركها من بعده، ومن أهمها كتبه ودواوينه الشعرية التي ذكر فيها أساس الدين وعقيدة المسلمين، وركز فيها رحمه الله تعالى على تعليم أولاد المسلمين والجيل الذي يأتي من بعده على أمور الدين، معرفة الله عز وجل وأنه واحد لا شريك له وأنه لا مثيل له، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات لا تليق به. حضورنا اليوم ننتفع من هذا الجمع الكبير، وإن شاء الله تعالى يكون هذا مقبول عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وشكرا لكم. العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على حضرة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الزيارة المباركة لهذه البلد المباركة ألا وهي السنغال وطوبى على وجه الخصوص، في زيارة لإمام وعالم وعارف وشاعر وفقيه وإنسان له علاقة بالعقيدة الصحيحة التي نشرها في كتبه وفي أشعاره. لفت انتباهي عندما زرت هذه البلدة المباركة في طريقي إلى مقام الشيخ أحمد الخديم بمبا ألواح كثيرة وجدت حوالي الطريق يوجد فيها أشعار، وهذه الأشعار كلها توحد الحق تبارك وتعالى، وكلها تدعو لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وكلها تأمر بالخير بالمعروف وتنهى عن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة لها ثمار في قلبي ولها أيضا أنوار في هذه البلد المباركة، وأن تعم هذه البلاد من الخيرات والبركات والأسرار والأنوار سائر الأقطار المجاورة لها وسائر عموم هذه الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم أفراحكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محبكم في الله، أحمد الطلحي من ليبيا.